ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. nuyu na leen ci seen plateau spécial Covid 19 comme ni ñu ko defee saa su nekk tey jii yemoo ak mercredi 24 juin 2020 ñu fas yéene waxtaanee résultats yi ñuy jëlee fële ci ministère de la santé et de l' action sociale di wax ci wàllu coronavirus waaye aussi dañuy waxtaanee actualité bi nga xamante ni dafay tourner autour de la Covid 19 tey nag Moustapha dinañ waxtaanee li nga xamante ni amoon na démb fële ca Cambérène muy loo xamante ni daanaka doy na waar jeunes yi ak force de l'ordre yi doon jàmmarloo ci géej gi tey ba tax ne indi woon na coow lu bëri démb foofu ca koñ ba leneen aussi nañ ci wax muy wàllu école bi ginnaaw résultat yi lay nekk ba tey muy ñàkkum ndox bi ñu nemmeeku ci yenn école yi ba tax na fële ca Seydou Nour Tall ñoom nee nañ du ñu ubbi tant que amuñu ndox te loolu instant bi nekk na problème Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax bala ñuy ñëw ci résultat yi. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte encore une fois di ñëwaat ci plateau bi xawoon naa fi gëj nag semaine bi waa jàmm la woon gars yi assuré nañu baax Aliou ak sa invité beeg ñëpp dafay neex sax parfois nga toog ci ginnaaw déglu di xool gars yi ayca mi ngi noonu ñu daal di ñëw ci résultats yi ñu am tey jii ci mercredi bi yemoo ak 24 juin 2020 987 tests la ñu réalisé foofu ci institut Pasteur 95 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas yu positif mu nekk benn taux de positivité de 9,6% donc 77 cas contacts suivis la ñu am tey jile 3 cas importés ñu gisee leen fi nga xamante ni moom mooy aéroport international Blaise Diagne 15 cas communautaires la ñu am tey jii ñu gisee leen fi nga xamante ni mooy Guédiawaye foofu ñaar lañ fa am Mbao aussi ñaar lañ fa am Cité Cyprès benn lañ fa am Yeumbeul Rufisque Patte d'Oie Liberté 2 Dieuppeul ak Sacré-Cœur bokk na ci fi nga xamante moom mooy Vélingara ak Ziguinchor diwaan yooyu ma mujjee lim nag mbokk yi fu nekk benn cas communautaire la ñu fa am 26 patients faj na leen ba ñu wér ba ñibbi ci njaboot tey jii donc 24 yoo xam ne si nekk ay cas grave ñu nekk ci service de réanimation yi ñu leen di amal ay soins 4 nouveaux décès muy ñeent ñoo xam ne si ni ñàkk seen bakkan ni ki démb ci talaata ji yemoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin Moussa Fall loolu moom mooy yokk ci li nga xamante ni moom mooy liste bi donc ñi ci des seen wér-gi-yaram mi ngi am tan bu baax mooy ñi des ci hôpitaux yi ñu leen di faj ngir ñu mën a wér ñoom tamit daal di ñibbi ci seen njaboot jamono ji may wax ak yéen Sénégal bi mbas mi duggee ak léegi am nañu lu toll ci 6129 yoo xam ne si ni am nañu jàngoro ji donc mu nekk 4072 yoo xam ne si ni faj nañ leen ci ba ñu wér 93 ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla mu yemale ko foofu te xare leen a àjjana donc 1963 ñoom ñoo nekk jamono ji ci hôpitaux yi ñu leen di amal ay soins ay traitements Moustapha loolu la ñu am tey comme ay résultats ñu gis ne tey moom résultats yi li nga xamante moom mooy test yi nombre bi wàññi ko na bu baax a baax parce que 987 la ñu def te taux bi tamit xaw na yéeg donc 9,6%. waaw xam nga OMS moo ko digle sax ngir nga gën a mën a xeex am mbas mi il faut ngay yokk test yi daf ko test à grande échelle boo defee test yu yaatu di nga am chance pour mën a détecter le maximum possible ñi nga xam ne ñoo ngi dund ak doomu jàngoro ji. maintenant au Sénégal nag on comprend pas lu tax test yi tey ji tantôt mu jóg tantôt muy wàcc. fan yi nag ñu ngi nemmeeku sax ne baaru 1000 yi tout le temps dañ ko doon dépassé. donc bu ñu amee baa boo xam ne dafay ñëw gën a tuuti 1000 chaque fois dañuy poser ay questions mais comme ñoom ñooy ministère bi ñoom ñoo xam ne nekk ci biir peut-être ñoom ñoo def en fonction des moyens yi ñu am ñoom ñoo def en fonction ak seen ay capacités moo waral ñi def yenn nombre de tests yi mais lépp lu ci mënta am rek ñu romb 1000 bi doon na loo xam ne moom la ñuy di gën di taamu di ko sàkku beneen mbir bu am ci communiqué du jour bu ñu mën a retenir mooy nombre de décès tey am nañ 4 chaque fois dañ doon am 3 wala 2 4 donc c'est malheureusement rek mbir la boo xam nit ñi dañ ko commencé miin léegi décès daf ci nekk benn paramètre boo xam ne bokk na ci nit ñi accepté ko et tiitalatul kenn te
te loolu dafay wane ne kon xeex bi nit ñi fi ñu toll nii daanaka yëgalatuñ ko seen yaram et pour ma jox la exemple bu gën a ndaw tey ji ku yàgg a suivre communiqué bi live yi daan am ci page ministère de la santé bi ak tey ji nga xam ne différence bu mag am na nga xam ne nit ñi bàyyi nañu xeex bi noonu parce que bu ñu daan démarrer nga gis des milliers de gens di suivre live bi tey jii dañuy am problème sax pour 1000 nit suivre ko wala toll fu mu daan toll nga xam ne nit ñi donc même ñi daan suivre sax affaire bi regard bi ñu daan am amatuñ ko 10 heures dafa doonoon heure boo xamante ne heure la kenn daaw ko ratee même dimanche yi dañ daan def tout ba 10 heures ñu am ko. même boo xool ci li nga xamante moom mooy direct yi ñuy def sax da ngay gis ne que. mi ngi noonu leen di suivre dafa ba ci émission yi concernant corona lépp loo xam ne yow boo defee say statistique mois de mars ak léegi nii di nga xam ne affaire bi dafa wàcc bu am solo. donc loolu nag dafay wane ne gouvernement war na am beneen taxawaay bu mu ci indi taxawaay boobu mooy lan changer de stratégie. parce que booy xeex ak mbir yi mi changer forme di tourner di wëndeelu gis nga bëri làmb c'est pas pour rien wala ak boxe ñuy bàyyi coach yi muy jege mbër bi kii bëri mu koy jege c'est parce que à tout moment adversaire bi ngay jàkkaw dafay changer stratégie à tout moment adversaire dafay indi ay techniques yu bees léegi kooku nag coach bi moo koy woo ne ko déet defal nii li prévoiroon nañ ko mais defal nii wër ko ndomb wiiril defal nii mais bu fekkente ne coach bi dafay toog ci wet gi chaque jour rek mu naan kaan dee ko song du ko wax dee ko moytu wala dee def lii finalement amul woon sens mi ñëw taxaw foofu et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec le ministère de la santé coach yi lañ boo xam ne ñu ngi taxaw ci côté mais nangu ñoo changer stratégie te il faut ñu changer stratégie parce que askan wi dañoo changer stratégie wuyu gën doon wuyootuñ ko nañ daan nanguwuñu ko déglu gën daan déglootuñ ko léegi nag il faut ñu jéem a seet yan moyen ak yan méthode la ñu war a utiliser pour askan wi gën a adhéré waat ci xeex bi Moustapha est-ce que nombre de décès yi comme ni nga ko waxee dafa mel ne tiitalul ñu bëri mais bu ñu xoolee yeneen feebar yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi lu ci mel ne sibbiru li muy rey coronavirus reyu ko à chaque fois dañuy dégg ay milliers yoo xam ne si dañuy dee chaque année bu nawet bi ñëwee ci ay sibbiru moo xam ne si ni ñu koy gis tous les jours donc ñu ñëw di ñu wax ay 4 morts ci corona bi ay 3 décès est-ce que loolu moom moo tax nit ñi faalewul mais am na ñoo xam ne comparaison boobu lañ lay defal boo ko waxee ñu ne la yow par exemple sibbiru wala suñu koñ wala gox sàngam ñaata nit la ñuy suul si armée la ñoo xam ne ça n'a rien à voir ak Covid kon ce que veut dire que tey ji boo ñëwee sur une population de 16 000 habitants on te parle de 3 morts ou bien 2 morts tu dis que ça c'est une goutte d'eau dans la mer amul njëriñ yow loolu ngay wax mais bu fekkente ne nit ñi dañ koy jàppee noonu fàtte ne jàngoro yi day wàllaate te wàllaate bi dafa am benn impact économique bu mu am en dehors de aspect sanitaire bi aspect économique baa ngi fi ñëpp gis nañ am na ñoom ñàkk nañ seen liggéey am na ñoo xam ne mënatuñoo génn mënatuñoo def donc loolu war na gën a tànn tax sax ñu gën a taxawaat gën a xeex a jàngoro ji parce que bu fekkente ne feebaroo mi ngi lay indi gàllankoor sa liggéey heure bi nga waroon wàcc mënoo ko wàcc ni nga ko waroon defee mënoo koo def ni nga bëggoon gisoo leen téléphone ngay defal donc bëri na ay gàllankoor yoo xam ne mi ngi koy indi si liggéey bi donc mu war a doon benn mbir moo xam ne dafa war a gën a ñaax nit ñi ñu gën a jël xeex bi au sérieux bañ ko teg rek ci benn affaire boo xam ne ñii dee bëriwul wala ñii dee bëri na parce que quel que soit alpha bakken moom kenn ñaanu yàlla mu rot ñu ñëw ci cas de guérison yi mooy ñi nga xam ne si ni dañu wér faj nañ leen ba ñu wér tey 26 lañ ci am mu nekk benn nombre boobu aussi tuuti na trop 26 tuuti na lool sax par rapport ak li ñu doon am tuuti na trop par rapport ak li ñu doon am waaw bu ñu la tàmmalee ay 80 tàmmale ay 100 donc boo ñëwee am 26 dafay doon lu tuuti mais mbir la boo xam ne rek comme ñoom seen communication dafa am loo xam ne li ma naan seen communication am na yoo xam ne ay ëmbal ak saam ministère noonu lay communique am na yoo xam ne ëmb la am na yoo xam ne saam la comme ñoom am na ñoom dañ koy ëmb kenn du xam fu mu féetee ëmb bi nañ leen bàyyi xëy na bés dina ñëw ñu tekki ko leeral ñu am na yoo xam nag ay saam la bu ñu ko saamee ñu xool saam bi lan moo ci nekk wax li ci nekk mi ngi mel ni décès yi fi ñu toll dañ koo ëmb nanguwuñu koo tekki kenn xamul lan moo nekk ci biir décès yi kenn xamul ñun ñoo décès du ñu joxe benn détail donc comme ay ëmb lañ ko def teg nañ leen bàyyi ak ëmb yi peut-être un jour viendra ñu dindi ëmb yi lépp loo xam nag saam nañ ko ñun nañ ko jéemi taxar ñi faram fàcce ko pour askanu xam lan moo nekk ci biir saam yooyu xam naa fi ñuy jeexale ci li nga xamante moom mooy résultats yi commentaire yi ñu ciy def mooy ñi nga xam moom la ñuy woowee ay cas grave tey ñu enregistré si lu toll ne 24 nekk na lim bu takku ci bu ñu xamee que ni li nombre de cas grave yi li muy jël ci wàllu ci biir hôpitaux yi li muy jël ni mu amee doole donc nekk na loo xam ne si ni aussi luy tey xel la ak ni ñu xamee jàngoro ji bu ñu xamee ne yaa ngi ci stade boobu noonu ci cas grave damay faral dégg souvent sax ñu naan bu cas grave yi di bëri décès bu mu di bett kenn parce que c'est pas pour rien chaque jour léegi ñu enregistré 4 3 wala 2 chaque jour ñu enregistré benn nombre boo xam dañuy ñàkk seen bakkan parce que cas grave yi toll nañ ci benn niveau boo xam ne ñi ngi am des vingtaines de cas par jour buñ ko amul am nañ 15 16 17 18 donc ñooñu nga xamante ni ñëpp dañ leen di compter ñu doon ay cas grave te bul xam ndax am na ñoo xam ne tamit
peut-être ñi ngi ci wet gi wala ñi ngi feneen ndax bërëb bi fees nañ ak ñi ne ci kër yi ñi nekk ci kër yi voilà ñi nekk ci kër yi demuñu hôpital ñoom dañuy dem hôpital rek doog yegg rek ñàkk seen bakkan donc bëri nañ ñoo xamante ne tey jii ñi ngi dund ak jàngoro yi te xamuñ ko donc bu ñuy yegg hôpital cas grave la ñuy doon wala dañuy yegg rek ñu daal di ñàkk seen bakkan mar day taali donc mi mbir moo xamante ne pour man daal le nœud du problème actuellement daal mooy gouvernement beeg ñëpp ñi ngi wax askan bi mais ñoom tamit foog ñu xoolaat façon bi ñu utiliser pour xeex leeral nañu ci cas grave yi leeral nañu ci décès yi Moustapha noonu la ñuy daal di dem fi nga xamante ni moom mooy Cambérène la fa xew démb wax naa ko ci sama njëlbeeni kaddu muy confrontation bi fa amoon entre les jeunes et les forces de l'ordre mu nekk mbir mu doy waar parce que xale yi dañu bëggoon sangu ci géej gi ñi nga xamante ñoom ñooy policiers yi daal ni leen du ngeen fi sangoo ba indi na fa ak jàmmarloo bu métti taal nañ fa ay lacrymogène di ko sànni ci biir kër yi ba xawoon na métti trop ci ñi nga xam ne si ñoom ñoo dëkkoon côté boobu Moustapha loolu aussi dafa bëri li ñu koy gis léegi mu nekk jàmmarloo policiers yi daal daanaka xale yi respecté tuñ police suñu police réew bi. waaw xam nga mbir la boo xamante ne ñëpp a koy déplorer parce que buñ ne bu kenn dem sangu ji je pense que l'idéal mooy ñëpp bañ a dem sangu ji parce que neewuñu bu kenn dem sangu ji parce que dañuy bañ ngeen tilimal géej gi wala dañuy bañ ñoo xam lu ñàkk fayda la tilimal géej amul mais c'est une façon de parler pour wax nit ñi ne waxuñu pour ngeen dem rek teguñu ko fenn buñ ne bu leen dem sangu ji c'est par rapport à une cause bien déterminée mi Covid-19 bi fi nekk moo tax ñu ne bu leen dem sangu ji donc bu ñu waxee loolu bu fekkente ne ñoom gis nañ ne mënuñoo dem sangu ji ba ñu gis ne xam nga tey ji boo jëlee décision di nga jël décision nga xam ne lii da ngay xool effet yi mën na nekk wala mënul nekk bu mënee nekk la yan conséquences la mën a jur yow xam nga ne on a des milliers de jeunes yoo xamante ne après midi bi ñoom ñooy longer côte bi ñii dañuy daw ñii dañuy football ñii dañuy toog di jël air yooyu yëpp dafay am donc ñooñu pour nga jëlee en compte pour nga ñëw tere leen que catégoriquement ne leen du ngeen sangu ñoom xamoon nañ ne jàmmaroo dina fa am à chaque fois da boo jaaree ci yoonu plage bi da ngay gis ne auto police dañuy gaare foofu noonu parfois sax daf lay jaaxal da nga naan police da lañ fi parce que ñi ngi gaare am na ñu nekk ci plage yi am na ñu nekk fii am na ñu nekk fële man je waxoon naa ko fi bi ñuy doog a door interdiction yeeg yooyu ma ne parfois dafa am contradiction boo xam ne dafay écœurer jeunes yooyu mooy mënuñu comprendre tey jii ay rassemblement di am ci dëkk bi mënuñu comprendre ay daje di am ci dëkk bi ay marche di fi am wala ay rencontre di fi am yooyu yëpp di am fii ba pare ñu ne kenn du sangu ci plage bi tey jii boo demee dëkk yu mel ni France ñoom dañ ko encadré biñ entamé seen procédure mais am nañ moyen pour encadrer waaw mais d'accord xam non dafay difficile encadrement dafay difficile mais dafay laaj ñu liggéey ci ak ASC yi parce que jeunes yi dem ci plage yi bëri na ñoo xamante ne ay footballeur lañ ñi seen kër la ñuy nekk donc il faut que ñu impliquer communauté bi ñu waxtaan ci ak ASP yi ñu waxtaan ci ASC yi ñu waxtaan ci ak bàjjenu gox yi ñu waxtaan ci ak relais ñu waxtaan ci ak porteur de voix yi ñun ñëpp bu ñu leen impliqué ci xeex bi wax leen danger bi fa nekk soit dinañ trouver ay voies et moyens yoo xam ne dinañ ko def bu ñu mënee dem ci géej gi soit dañuy dem toog respecter distanciation bi soit dañuy xool nu ñuy def ba dem ci géej gi am air te lor du fa am parce que li ma doon expliquer léegi nii France mooy am na ñoo xam dañ ko def par zone bon ils me diront que ni du benn parce que sangu yeeg yëpp kenn mënu koo régler mais serviette bi tamit amoo droit utiliser serviette kii utiliser ko distance bi da ngeen ko war a respecter yooyu yëpp da teg nañ fa ay mesures yoo xamante ne daal plage bi dinañ ko aar yaakaaroon naa ne comme tàngaay la nekk tàngaay bi dafa def rek lu dul door waroon nañ mën tamit ñoom tamit au lieu que à chaque fois ñuy tirer ay gaz lacrymogène seen kaw sa tàngaay bi moom vraiment pour ñu tirer ñi ci biir kër yi dafay du yomb donc au lieu que ñuy tirer seen kii ay gaz lacrymogène man je pense que war nañu mën a privilégier waxtaan bi xool nu ñuy def daal ba régler ko moo gën sinon fii ba septembre wala octobre nii rek la ñuy dëkkee dóorante dóor dàqe acca dañuy wax ci école yi foofu la ñuy tëjee sax muy ouverture bi donc ñu ngi ko jàpp le 25 mais am na ay lënt yoo xam ne si ni am na ci muy problème mu ndox yi am ci école yi donc bokk na ci Seydou Nourou Tall foofu moom nee nañu su fekkee amuñu ndox duñu ubbi am na yeneen école yu wax loolu tamit te bëri na problème yi am ci problème mu ndox yi am ci école yi daanaka boo jàppee 95% wala 90% école yi dañu am problème mu ndox. gis nga Cheikh Mahfous ku jaaxaan di tuur ndox sa kaw lay teel sa kaw lay delluwaat liñ naan si benn njugub ba laa fa gis tey ma si benn leen mujjee si benn boppam moo fiy am parce que tey jii li ñu gis nii ñëpp gis nañ ko bu fekkonte ne dañoo xëy gis jàngoro ji di wàcc mais nit ñi léegi dañuy dee te le 3 juin bi ñu ko doon wax boobu paramètre dee bokkaguloon ci communiqué bi mais léegi dee chaque jour dañu koy limel donc ce qui veut dire que jàngoro ji dafa avancé mais delluwul ginnaaw jàngoro jaa ngi avancé non seulement nit ñi takkaluñ la masque yi nga doon wax nit ñi takkuñ ko non seulement problème ndox am na doolee kooti si loolu lépp nga bëgg gëmm say bët rek ne kut ko kut faw xale dañuy jàngi mel ni dañu ne xale bu ñu jàngul dañuy dee
wala xale wala année blanche moom man entêtement boobu laa mën comprendre te gis nga bii pas bu ñu reculer waatee échec bu mag lay doon su gouvernement bi le 3 song nga daanu te ba passé bi ñuy reculer il faisait presque 0 heure moins ay 23 heures yooyu lañu yëgle ne waaw finalement bu ñuy xëy sax am na xale yoo xam ne sax xëy nañ dem école ñu teel a tëdd xëy nañ dem donc ce qui veut dire que pour man dara jaru fii njëkkantu njariñ la nga fekkee te première richesse mooy lan mooy wér-gu-yaram donc richesse boobu boo ko amul doo mën a def dara donc ñoom ñi sóor ak ñoom ñi bëgg xale yi jàng ak yëpp xam nañ ne actuellement situation bi favorable buñ demee ci côté village ak yenn kii maa ngi doon dégg ñu dëkkee boori Kédougou ñuy wax ne ñoom seen problème mooy dëkk yooyu dañoo commencé taw te bu tawee tali yi dañuy wala bon amuñu sax ay tali yoon dafay devenir impraticable xale duñu am fu ñu dem te day ànd ak ngelaw kenn du ñeme bàyyi sa doom mi dem ci ngelaw yenn kii ak yenn taw yi éclair yeeg dënnu yeeg yooyu yëpp donc mi mbir moo xamante ne côté village yi fa lay gën a méttee parce que ñoom côté boobu si ñoom lay gën a compliqué ay abri provisoire ñoo fa nekk donc buñ bàyyee ni ñiy dem jàngi ñi xam nga lan mooy am gënaat lay moo ci am dina am ñoom lañu suivre ay cours normal ñi nga xam ne si nii dañu dëkk côté sud bi muy lu mel ne Casamance nga xam ne si nii ay abri provisoire la ñu am te foofu mën na taw chaque jour dafay taw jàng fa dafa xew foofu jàng du fa am parce que moom laa lay wax ni mën na la déséquilibre mooy am dafa am dina am koo xam ne dafay jàng ba mu jeex tàkk am koo xam ne ci biir mois yi ñu dese tuuti la si jàng yeneen du ko jàng soit école ba moo baaxul wala soit mu nekk sa situation xam ne mën na jànge léegi kooku nag soo ko considéré comme ku jàng ba examen mu dem def ji amaana si ay problème nga koy dugal parce que naataangoom bi nekk Dakar moom def suivre na ay cours normalement ñi nekk si yenn école privée wala yenn école yi nga xam ne inondé wul baax na seen professeurs yi ñi ngi ñëw normalement kooku dafay suivre ay cours normalement mais keneen ki nga xamante ne mi ngi foo xamante ne mënul suivre cours yooyu nga boole ñu dem defi ji examen ça veut dire que da ngaa sacrifier que sans pour autant nga bàyyi ci xel mais déséquilibre mën nañ ko wax aussi ci wàllu ndox bi parce que su fekkee am na école yoo xam ne si ni am nañ ndox am na yoo xam ne amuñu ndox nga bëgg ñëpp jàng te ñii ne suñu amul ndox du ñuy jàng aussi loolu aussi problème la mais loolu moo tax ma saluer responsabilité bu parents d'élèves yi nekk fële ci lycée Seydou Nourou Taye wax nee na ñoom non seulement dispositif sanitaire bi ñu leen waroon indil gisuñu ko mais aussi problème ndox dafay am te comme problème ndox bi réglé wul mënuñoo jël risque dem jàngi Limamou Laye tamit gis naa tamit genre menace boobu jóg fa ñu ne fekkente ne problème ndox bi nii la wéyee cours duñu mën a jël risque di dem parce que mënoo wax ni ki day raxasu te joxoo ko ndox ku yuddite nag mënoo ko wax mi wàccu wasalaam mi ngi noonu cant ak ngërëm ñeen na la looy tàggatoo li may tàggatoo rek Cheikh Mahfous mooy di encore une fois rek di renouveler ñaax yi ñuy ñaax askan wi nit ñaa ngi bàyyeeku nit ñi ñu bëri gëmatuñ ko loolu dañ koy wax ñu bëri gëmatuñ ko ñoom ñoo am seeni raison mais ñu leen di fàttali gëm leen ko jàngoro jàng fi parce que chaque jour ñu wax ñu autorité bu ko am chaque jour ñu wax ñu kilifa bu ko am nañ ko gëm ànd xeex ko buñ ko xeexee rek yàlla mën nañ dimbali ñu am ndam ci kawam ci ñu am ndam ci kawam foofu la ñu koy tëjee muy seen plateau spécial Covid 19 du ma tëj sans remercier ki nga xamante ni moom mooy sama cadreur bi Bigui Jackson ak ki nga xamante ni moom mooy Mbène xoole rek la fi nekkee ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen qualité ci sunu ay programme fii ci Sunugal 24.net ba suba incha allah beneen plateau ak yeneen résultat ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax